asalaamaaleykum mbokki xibaari guddi si li ci nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës liggéeykat yu Satar yi ñoom nag ay weer ngi nii wala boog ay at a ngi nii lu dale fukki at ak ñaar 2008 ba léegi si ñoo ngi daw ginnaaw seen koppar ngir rek ñu daal di leen ko fay toll na ci juróom-ñetti téeméeri millions ya nga xamante ne nag daal di nañ ko génne boobu ba léegi nag kenn ci ñoom jotul la nga xamante ne moom mooy xaalis boobee ba tax rek ñu daal di yëglu nekk tey ji rawatina ñu daal di woote wàllu ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu urbanisme ak it lii di tribunal bu travail dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono syndicat national ëmb technicien liggéeykat yu nekk ci agriculture ñoom nag daal dinañ bind bataaxel jox ko kii di njiitu réew mi ngir rek mu àddu ci jafe-jafe ya nga xamante ne secteur boobee am na ko rawatina ci jamono si ñuy daal di wax ne ay njéeréer a ngay utali yoonu Sénégal bàyyi ko ci yeneen réew Afrique te kenn àdduwu ci loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ña nga xamante ne ñoom ñooy way daw làqu yu nekk ca Mauritanie yu nekk fii ci vallée bi génnoon ni ki tey ci suba di ñaawlu la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu ko séddale boobee gis ne naka dañ ko def ku ma am ndey ku ma amut ndey loolee nag newut la nga xamante ne moom moo am di kàddu ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu information ci kuréel googee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat tey tënk leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor Pape Abdoulaye Dieye mu fete ci xarale gi. Birama Ndiaye. gaawoo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum ñaari junni ak ñaar fukk ginnaaw bi ñu leen santé gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féete ci xarala gi xibaar yi ñu ñëw ak yéen niñ ko waxee ci ndorteel yi ñenn liggéeykat yu nekkoon ca Satar ay weer nga ni rawatina nekk ay njaboot wala boog ay at 2008 ba ndege si ñoo ngi daw ci seen ginnaaw xaalisu payor ba ndege si nag jotuñ ci dërëm. loolee nag lu ëpp juróom-ñetti téeméeri million daal di nañ ko génne ngir rek daal di leen fekk fay wante xaalis boobee xamantu fan la dugg ba tax ñuy sàkku ci jëwriñ gi nga xamante ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu urbanisme nguurub Sénégal tribunal du travail ñu daal di ci àddu kenn fa ñoom di Cheikh Thiam lay wuyoo ñu teewlu koogu Mamadou Camara. def lu ñu dara lu dul ne dañ ñuy signer contrat toog nañ ne benn moment nag ñu jël dossier yi yóbbu ko fële inspection de travail léegi nag bi ñu ko yóbboo inspection de travail ñoom def li leen neex seet ay nit ñoo xam ne presque ay 2 mois lañ fa def ñu jël xaalis bi nga xam ne moom la ñu waroon fay ñun xaalis bi génn na ñu fay ko ñooñu ñun ñi nga xam ne def nañ fa 4 ans benn dërëm joxuñu ko léegi nag ñun fi mu ne nii dañuy topp suñu alal pour ñu fay ñu suñu xaalis ñun amuñ dara luñ ciy tiit amuñ luñ ciy ragal xaalis bi ni ko waroon gën jot presque war na ma 300 personnes 800 millions daal lañ wax ne moom lañ génne pour fay ko mais biñ koy fay ñun ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey 4 ans kenn jotu ci benn dërëm ñiñ fay ay 2 mois lañ fa def mais biñ ko débloqué ñiñ fay ay 2 mois lañ fa def ñun ñi nga xam ne def nañ fa 4 ans kenn jotu benn dërëm mbooloo mi taxaw ni mat nañ 100 personnes ba léegi kenn jotu ci benn dërëm waaw lu la ñu fay ñooñu te bañ leen fay yéen moo ñu jaaxal moo tax ñuy laajte ni moo tax ñu koy topp di laaj ba xam lan moo tax fay ñu biñ demee ba benn moment signé ñu contrat ñun ñëpp a dem inspection problème bi inspection moo ñu doon teg loo xamante ne attanuñ ko am ñoo xam ne dañ leen doon laaj 12 000 francs pour syndiquer am ñoo xam ne mënuñu ko ñu def seen lobby bopp ut ay nit ñoo xam ne mën nañu joxe 12 000 ñu génne leen loolu rek la ñun dañ ñoo laaj ku ne 12 000 am na ñoo xam ne mën nañ ko am na ñoo xam ne mënuñu ko ñun ñëpp ay liggéeykat lañu war parce que daf nañ fa ñeenti at bi ñuy daane gaar bi ba niñ ko fi dindee ba ni ñuy tabaxee ba dindi raay bi yëpp ñoo liggéey lépp ba mu yegg lépp ñoo ko def ñoo daane gaar bi génne matériel bi ñu doon tabax di tabax ñu defar tali bi ba mbadaxun loolu yëpp ñoo ko fi def 300 et quelques personnes ñu ngi fii yoo xamante ne kenn jotu benn dërëm pour laajee ñu jël avocat xeex ko ba fu mu mën a yem rek mu yem amul dara luñ ciy ragal duñ ci dellu gannaaw benn yoon Satar la ñuy xeexal 2008 la tëj ba léegi ñi ñëpp ay borom kër lañ yore njaboot inspection si moo def lobby la di laaj 12 000 francs loo xam ne syndicat bi 1000 francs la moom mu laaj 12 000 am na ñoo xam ne mënuñu ko ñi ko mën nag lañ xool fay leen te ñooñu presque ay 2 mois lañ fa def chef de chantier yi fi nekk fii yëpp kenn fayeeku ci amul benn chef de chantier bu yor benn dërëm 215 personnes lañ fay te boo xoolee ñiñ fay amu ci kenn koo xamante ne chef de chantier nga woon ay ñi jëloon ay manœuvre ak yooyu ñooñu lañ jël fay leen mais ñi nga xam ne ñooy chef de chantier yi kenn jotu ci benn dërëm parce que man mii ci responsabilité laa bokk man ak suma grand frère ñun ñoo tegg raay bi yëpp ba mbadaxun syndicat national liggéeykatu agriculture yu nekk ci Sénégal benn bataaxel la ñu bind jagleel ko njiitu réew mi di Macky Sall loolee ngir rek daal di ko yëggee jafe-jafe yi nga xamante ne seen secteur boobee moo ngi ci suubu tax na liggéeykat yooyee mu nekk ñoo ngi sàkku ay indemnité de risque logement ak yeneen ya nga xamante ne dinañ ko yitewoo lool Cheikh Atab Diémé moom nekk seen secrétaire administratif ñu teewlu ko ba léegi ak Mamadou Camara. La date du 18 bi passé juin bindoon nañu benn lettre adressé ko président de la République lettre ouverte bi nga xamante ne ñëpp mën nañ ko lire pour mën ko wax ñun jafe-jafe yu ñuy dund pour xamal ko ni situation agent agriculture en tout cas métti na situation ministère agriculture métti na parce que agent yi fa nekk amuñu dara amuñu lu ñu liggéeyee amuñu indemnité amuñu dara li nga xamante ne mën na leen permettre ñoom ñi def seen
liggéey comme ni mu ko waree bu may lim jafe-jafe yi damay commencé ci indemnité de logement ñun ay liggéeykat lañu ñu nekk fonction publique ñu jàpp ni ñi ngi jox ñeneen ñi ay indemnité de logement bàyyi ñu beneen bi may wax mooy indemnité de risque suñu liggéey yëpp dañ ko risqué ci àll bi da ngay dem ci àll suba ba ngoon nga door a ñibbisi mais amuñu benn indemnité de risque bi nga xamante ne dinañu mën a permettre pour ñu mën a compenser loolu mooy ñi ngi annoncé ay criquet pèlerin yi nga xamante ne mi ngi commencé jéggi frontières yi di ñëw tey Sénégal mi ngi nii ba tey ministère de l'agriculture newu ci di wax pour mën a mettre nit ñi ci benn dynamique de travail bi nga xamante ne pour ñu mën a artu loolu di nekk di ñëw te loolu aussi bu ñëwee ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy dem sur le terrain pour def liggéey boobu amuñu indemnité de risque ay produits la ñuy jël pour dem di pomper ji ay produits la ñuy jël pour dem di ko utiliser fu ne ci àll bi te amuñu indemnité de risque boobu tey loolu moo tax tey boo demee service bu ci mel ni DPV liggéeykat yi fa nekk tey ñu bëri dañu paralyser parce que produits yi dañ ko nooyi mu laa leen ñu paralyser donc loolu moo tax ñun ñuy continuer di ñaax nguur gi pour suñu revendication yi mu mën ko jël en compte bu jafe-jafe ñëw fii ñun ñu téye suñu tànk problème yooyu day perdurer te loolu dina yàq lu bëri ci réew mi waaw li may sàkku ci njiitu réew mi fu mu toll nii mooy lettre bi ñu ko bind lettre ouverte bi na def tout pour mën ko lire bu ko liiree mu indi si ay saafara te jàpp nañu moom bu ko gisee dina ci mën a indi ay saafara parce que ñi ko war a wax information yi newuñu ko di wax dëgg newuñu ko di wax information yi nga xamante ne ñun moom la ñuy dund donc suñu yaakaar yëpp teg nañ ko ci moom waajal nañu grève defoon nañu fi grève mais Covid bi moo tax ñu dellu ginnaaw ñi ngi waajal encore beneen grève mais dañu ne woon balaa ñu ci dem dinañ ko njëkk en tout cas bind lettre wax ko ñun jafe-jafe yi ñu dund pour mën ko déglu lu ñuy ñaan mooy ñu bañ fa mën a egg mu réagir pour mën a régler problème yooyu. coow leneen bokk na ci séddaleeb dund gi daaw làqu yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal bàyyi ko Mauritanie lu toll ci fukki junni ak ñaar fa ñoom nag la ñuy métti lu bokk na ci séddale gi ñu jàpp ne dañ ko def ku mu am ndey ku mu amut ndey ndaxte gis nañ ne jigéen ñi ñoom la ñuy gën a sédd ko góor ñi loolee nag doon na la nga xamante ne daal dinañ ko ñaawlu ba tax rek kenn fa ñoom di Aljuma Sissoko daal di ci yëglu àddu ci suñuy micro ñu teewlu ko. ñun daal dañu toog rek suñu mbokk yi woo ñu ne ñu daal dañuy wax que site bu nekk ñaari nit ñoo fay nekk te site yi mot nañoo au moins plus de 270 sites ñaar nit lañu ci joxe mais loolu dafa ñaaw parce que ñun ñoo gën a soxla nañ ko sax avant corona waxatoon bi corona ñëwee te nit ñi foofu coono bi ñu nekk dafa ëpp liñ doon for si luuma yi pour nekk ay mbindaan di raxas bool yi di raxas boolu restaurant yi di raxas xar yi comme yu mel noonu léegi amatuñ ko léegi bu ñu demee ba léegi ñuy wax que ñaar ak ñaar lañuy jox par site xanaa dañu bëgg a indi fumisterie ci biir diggante kii yi parce que ku ñu jox nit ñi dañuy xaar yow xaar dafa am looy def te ñun defuñu ko wala looy wax te ñun waxuñu ko mais dafa ñaaw ñun war nañu nekk ci ñi nga xam ne ñooy premier yi ñu war a joxe parce que suñu situation dafa metti ëpp na wax waaw léegi nag ni bu ñu bëggee def nii dañu bëgg a jaay ñu bitim réew te fekk ñun gisuñu dégguñu lii cuuraay rek la comme ni ma waxoon rek dañuy nax te ñoom nag xamuñ ñi ngi nax seen bopp parce que dundu nit surtout nit bu nekk baadoola bu nekk ci situation bu mel ni boo ko dimbalul bàyyi ko ci jàmm moo gën. mais Aljuma lan moo tax ñu privilégié jigéen ñi. waaw loolu mooy xam nga le problème des relations avec les organisations internationales et la communauté internationale wax jigéen ñi fekk ñun suñu bopp en tant que organisation on a toujours privilégié les femmes jigéen ñi yàgg nañ leen dimbali mais fi mu nekk nii affaire jigéen affaire góor affaire dund la nit ñi dañu sonn donc waruñu xool loolu dañu war a jox ñëpp comme ni ñu jox ñeneen ñi ségrégation bi baaxul li dafa ñaaw kaddu yooyu nag daara amu ci bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub information ci ACR jàpp na ne loolee ñu def du ñuy màggal bés bi ñu jagleel way daw làqu yi lañ ko jël seet ñetti téeméer ak juróom fukki njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a néew doole ci ñoom ak it lii di téeméer ak juróom fukk yu nekk ci réewu taax yi ñoom la ñu daal di jagleel ndimbal loole wante ba léegi si amut keneen ka nga xamante ne daal di nañ ko beral loxo ci yëf yooyu Moussa Sow lay wuyoo ñu teewlu ko. Le 20 juin passé, ACR, le bureau régional du Sénégal, ak CNRPD mooy ci côté en tout cas gouvernement donc ñi toppatoo mbirum réfugié déplacé ci biir Sénégal ak Fapal mooy partenaire de mise en œuvre donc ACR célébré nañu donc journée mondiale du réfugié au niveau de 3 régions simultanément donc ñu ko defoon benn yoon ci région de Tamba région de Matam ak région de Saint-Louis. Gouverneur de région yi donc présidé woon ki ko fekk woon mooy CNRPD Fapal ACR ak représentant réfugié ci biir donc fête boobu comme yëpp xam nañu donc actuellement pandémie Covid-19 donc mi ngi fi donc représentante régionale ACR autant pour moi nee na donc dina ci profiter pour joxe donc 350 kits alimentaires envers 300
alimentaire au fur et à mesure parce que de Saint-Louis à Bakel ensuite c'était presque 244 donc loolu moo tax donc mënuñu ko def benn jour donc ci biir Saint-Louis donc c'était juste symbolique et après donc yéen ko joxe ci en tout cas déplacement fii réfugié nekk daal voilà. ndimbal leneen foofee ca Saint-Louis campagne bu ñu duppee distribution de rations à emporter maanaam dund ga nga xamante ne dañ koy yóbbu ONG bi de Counterpart moom international moom moo ko daal di joxe loolee nag moo ngi ko jagleel lu toll ci 200 ak juróom-ñaar fukki ay école ak it lu toll ci 20 junni ak juróom-benn njël yu nekk foofee ca diwaan ba tax rek loole ñu gën ko taxaw ngir dimbali leen ci wàllu dund Yves Tendeng. ñoo ngi toll ci 20 ak juróom-benn junni ci ay njaboot fii ci Ndar ñi nga xam ne ni ñoo nar a yelloo ndimbal bi bàyyeeku ci ONG bi di Counterpart international ci lu soxal xeex bi ñuy xeex mbas mi di Covid-19 muy ay njaboot yu ay élèves yu bàyyeeku ci 200 ak juróom-benn fukki école yi nga xam ne ni bile ONG mu ngi leen di jàppale fii ci Ndar bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Amadou Souare mi nga xam ne ni moo jiite programme Sukaabe Jàngo te kuréel bi di Counterpart international tëral ko. yéen ñëpp xam ngeen ni Counterpart liggéeyam mooy jël ay ñam di ko jox école yi pour que ñu mun ko toggal xale yi ndax xale yi dañ koy soxla loolu mooy permettre xale yi ñu dugg école nekk ci école bi mën a concentré wu ci njàng mi te ay affaire u xiif ak affaire yooyu du leen perturber n'est-ce pas mais yàlla def na ñi ngi jànkonteel ak pandémie coronavirus bëri na lu mu yàq ci réew mi te gis nañ ni aussi gouvernement bi taxaw na temb depuis le début pour jël ay mesures yoo xam ne dañuy permettre li ñu naan résilience maanaam nit ñi mën a xeex ak conséquences yi nga xam ne moom la coronavirus di indi muy directement di indirectement. muy ay njaboot yi nga xam ne ni bu weesoo dund gilee daanaka daañu jot ay produits ak i matériel yu leen mën a jàppale ci xeex bi ñuy xeex mbas mi di Covid-19 ci diwaan gi. wàllum dund gilee ak it nan nañu mën a def ngir sàmm ko ci diwaan gi doon na luy teel lool waa ONG bile waaye kii di sous-préfet bu arrondissement bu Thillé Boubacar di Mouhamed Al Amin Fall di ci dalal seeni xel. liggéey nañ ak ñoom ca njalbeen pour fexe ba distribution yi ñu nar a def nii doon distribution yoo xam ne dafay sécuriser kenn du ci ñëw di ci joxe doomu jàngoro wala di ci jëlee doomu jàngoro. waa ONG bi di Counterpart international dellu di xam ne ne daañu amalaat beneen activité bu ni mel ci ndorteelu weeru août bi ñuy dëgmal ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng xibaar yi ñu yëkkatee ko ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub enjeu de développement communautaire en Afrique nekk thème ñetteelu anniversaire bu influence magazine niki atu ren ji nag gis nañ ne ñi nga xamante ne dañoo njort ne ñoom ñoo gën a influent ci Afrique la ñu daal di sargal niki atu ren ji Ismaïla Badji moo nekk directeur influence magazine moo ngi dellu si ci loole ñu teewlu ko Ismaïla Marcel Goli. événement bi nag moom dañ ko organiser ci contexte bu xaw a spécifique mooy coronavirus bi donc dañoo organiser événement bi tey pour sargal ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi jàpp ci développement Afrique de l'Ouest moo waral chaque année dañuy génne benn classement juróom fukki nit yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ku nekk ci sa domaine pour jox leen ay trophée rafetlu seen liggéey pour encourager leen pour ñi nga xam ne jeunesse bi ñoom tamit ñu xam ne ni mën na nekk war nañ ci jàpp ci liggéey bi parce que Sénégal ak Afrique dañoo solo ay repères dañoo solo ay modèles donc c'était important qu'on organise événement bi pour wan leen ni que voilà en Afrique am nañu ay modèles donc nañu jeunes yi roy ci ñoom parce que dëkk boo dem àddina foo dem ni dëkk ba am na ay valeurs am nañu seen ay cosaan c'était important que ñu wane que Afrique dafa riche Afrique am na ay talent ay borom xel yu màcc macha allah te li ñu sukkandiku nag pour tànn ñooñu mu ngi dépendre ci ay catégories parce que dañuy xool at bu jot ñi gën a ràññeeku ci seen wàllum liggéey commençons d'abord par li ñuy liggéey lan la loolu mooy profil bi mooy premier critère bi deuxième critère bi mooy impact activité nominé yooyu ci seen domaine ci Afrique de l'Ouest naka la ñuy ñoom góorgóorloo pour mën a jëmale Afrique kanam ci seen liggéey loolu am na solo ak naka la ñuy dimbalee seen communauté bi ñu dëkk pour jeexal nag seen notoriété mooy ku ci nekk xam nga ne ñoom ñëpp ay borom yu tur lañ xam nañ leen donc dafa important te defe naa ni lu am solo la que ñu basé wu ci 3 critères yooyu pour jox leen trophée bi tey mbébét bi dee daje mooy gën a suqali Afrique de l'Ouest gën a encourager ndaw ñi pour ñu gëm ni mën na nekk métti na liggéey amul chômage yu bëri na mais nañu xool ñii tey ñi fi teew tey ñu jël trophée tey seen jaar-jaar yombul te avant la gënoon a métti oto amul woon internet amul woon te pourtant dañ ñafe nañ ba génn ci tey donc modèle la ñuy bëgg a wane ñun dañoo bëgg a jeunes yi xam ne am nañu ay modèle Afrique de l'Ouest pour ñu sukkandiku ci modèle yooyu pour ñoom tamit ñu parce que ëllëg ndaw yi ñoo yor àddina bi ndaw yi ñoo yor Sénégal ëllëg.
88 628 98 98 biti réew 33 825 18 30 tey kan tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boo ngeen leb la fi bor salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Birama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. El Hadj Alioune waaw. waaw Birama man damay sof samay wax rek ci mbay laay kaddu yi mu doon yëkkati rek ci takkusaan si di ñaawlu bu baax suñ kilifa diine yi ñooñu nga xam ne ñooy amal sonu Ousmane Sonko yi nga xam ne tey ñu ngi topp mag ñi wax dëgg yàlla di leen waxu loo xam ne tey wax ju ñaaw ci seen der nga xam ne ndaw soo su nekk France génn wax loo xam ne wax ko ci Cheikh Oumar Foutiyou Tall ak mboolem mag ñi nga xam ne tey ñoo ngi ci diine ji fii ci Sénégal dama yaakaar ne ñooñu su fekkee ne seen i sët ñoo fi nekk nga xam ne tey yàlla dafa dogal ñu ànd ak ki nga xam ne tey moom la yàlla denc réew mi ñu am métti ci loolu tax ñuy saaga ëpp këru diine yi loolu de drama man damay wax président de la république ki nga xam ne fi la jaaroon ak Assane Diouf est-ce que jotul mu jéem a rëbb bu ñooñu teg leen ci yoon parce que nag wax dëgg yàlla nag ku mel ni maam Serigne Touba ku mel ni maam El Hadj Malick ku mel ni Cheikh Oumar Foutiyou Tall wax dëgg yàlla ak li nga xam ne liggéeyal nañu ko suñ Sénégal gii man de wax dëgg yàlla ak politique bu bees bi ma gis man vraiment loolu dama koy ñaawlu bu baax may ñëw rek ci mbirum 23 juin ci semaine bii ñu génn ci lañ ko doon defee te tey ci tey ñi nga xam ne ñoo doon menacé ne dañuy attaqué ñooñu yaakaar naa ne 23 juin kenn déggu loolu muy Sonko ak ki nga xam ne tey mooy activiste boobu ñuy wax Guy Marius Sagna boo ma amee feneen fu may daanelee Birama damay wax ci mbirum Félix O président de la république na ci jóg te xam ne dafa bëgg a yàq li nga xam ne tey moom la tabaxoon ndax ndox nit mun naa muñ leneen ba mu des ndox surtout nag suñu àllu Saalum bee ñun ndoxu forage defeetuñu ko rek pour naan dañ ciy bay ci ay kaane te yaakaar naa ne tey boo demee Saalum am na ci béréb yoo xam ne tey yaakaar naa ne dëkk yoo xam ne dafa weex tàll ñu tabax ko yii ay terrasse yi ay seng te loolu yëpp grâce à mbayam noor mi te tey Félix bi mu duggee foofu ba léegi dafa wàññi ndox mi puissance bi mu doon am pour lan courant am dootu yokkooti wëlbatikuwaat ndandi soor forage yi nga xam ne dañ ko doon raxas par 6 mois pour ne day toog 1 an du ko raxas tey ci tey feebar bi am ci wàllu ndox mi ak yooyu yëpp tey yaakaar naa président nag loolu waru koo taxaw di ko appuyer te yaakaar naa 88 628 98 98 biti réew 33 825 18 841 22 33 salaamaaleykum. Alaaji Ibrahima Ndiaye wala Ibrahima Diop. Alaaji Yankuba. Caajaay jëpp ñu siyaar njaaxaan naa Caajaay. ñëpp a ngi lay fay. di siyaar sa technicien boobu. di siyaar Alaaji Mamadou Mentor ak Mbay Badiane fële ci saasal. xanaa di dénk askan rek dama leen daan dénk nañu bàyyee fitna ci wax nañu bàyyee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn nguur kenn du xeex ak moom wala ngay bëgg a xeex ak moom la ma leen waxoon démb ak bërki démb rek laa leen di wax tey président Macky Sall amul opposition ay noonu la am wala la preuve fu ne la ñuy génn fu ne la ñuy waxee fu ne la ñuy duggee di ñaanal nag président de la république fan wu gudd ak gu wér di ko ñaanal membre gouvernement bépp di ko ñaanal Alaaji Omar Youm ministre des transports président de la république di jaale encore une fois kilifa diine yooyu yëpp génn àdduna ñu ngi koy jaale président de la république ndax président mooy borom jàkka yi mooy borom toolu juma yi mooy borom toolu jàkka yi mooy borom toolu ceeb yi fi mu ne nekk nii comme mooy borom toolu ceeb yi ngomeen yeeg fayeen yi fi mu ne ku mu neex mbaxal ku mu neex dafi kon ñu ngi ñaanal président fan nu gudd ak wér la ca dolliku mooy président de la république moom ci wàllu boppam la commencé ci moom ba ci suuf ba ci ministre képp koo xam ne kii rek mbas mi dal na la yàlla tere wolof Njaay nee na xandoor bu demee ci waar jaanam wàcc na xandoor bu demee ci waar wàcc na ceeb bi nag ñu ngi leen di félicité nag waa ndax wolof Njaay nee na tëll yooyu bu giir dem ak ñenn kon séddale ceeb bi ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant muy Mansour Faye mi ko yore la sant dëkk mooy président tey jii am na ñu naan dañ ko confirmer day deeg day dungat day kii dama ne président de la République tey jii bu démissionné woon wala mu bàyyi réew mi amul kenn koo xam ne kii trafiquant drogue nga mën nga ko ñu jël keneen ci 88 628 98 98 biti réew 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na nga def sëñ bi. sant ba alhamdulilah. maa ngi nuyu waa Sud FM yëpp.
ñoo ngi lay fay. allo. ñoo ngi lay fay waa. allo. ci wax sa xalaat naa waa dugg de. noo tudd ak fooy woote. Badara Mbow laa tudd dëkk Tassette. waa Badara yow la ñuy teel waa. man ci wàllu foncier lay wax. waaw. bon ñun dañuy yor benn maire bu jub fii te temps yële dama dégg ci benn rajo à la place ñu di wax ni dafa brader ay suuf te depuis 2014 ñu nekk fi ba nëgë ni musuma gis benn suuf bu mu jaay tool yi ñu fi fekk ñetti tool la depuis 2014 benn bis sëñ Saliou Mbacke moo ko moom bi ci jot espagnol yi ñeneen ñaari ancien équipe communautaire yi fi nekkoon ñoo ko joxe benn baa ngi Sipane benn baa ngi Thiénaba Xabaar donc man Badara Mbow laa tudd dëkk Tassette da ngay kuy accuser nit nag da ngay joxe sa tur clairement fii ci Tassette amul benn bradage boo xam ni ñu ngi koy def ci foncier maire bu jub la ñu yor ci wàllu suuf amul benn mètre suuf bu ñu fi nekk léegi bu mu joxe jëkk na fi indi Prodac pour bëgg-bëggu nit ñi pour ñu dem liggéey man mii ci ña ko bañoon ci laa bokk bi mu dellu si waatee mu am contrat de culture ci forêt bi ñu may ko Macky Sall may ko pour mu béy waa Tassette béy ci forêt bi ñu taxaw ni alors moom dafay indi suuf nit ñi bañ mu tegale képp ku gis mètre suuf bu mu jaay te yaa ngi dëkk ci commune de Tassette ne jël nii am fitul nii ma taxawee wax ni maire jaayul mètre suuf na ñëw taxaw ci rajo bi wax ni moo jaay suuf sàngam ñun ñii ci commune bi lañ def fi lañ juddoo fi lañu màgge fi lañu yaroo lu fi nit def xam nañ ko kuñ yàq jërëjëf Badara Mbow woote foofee ca Tassette ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Séeréer jaamu tugloo. waaw Sow. bon di def attention ci sénégalais yi xam nga ñi génn te tey xas mag ñi ñooñu kenn du leen wutal dendandoo loolu nag damay naxarlu bu baax buñ koy tudd di fi tudd ay leader parti buñ ko def baaxul ñooñu ay nit lañu yoo xamante ne duñu ay référence ci kaw suuf ndax fitna rek lañu indi ci kaw suuf yeneen bi daawoon na leen junju ci Sahih Muslim ñi nga xamante ne buñ ñëwee melokaan bi nuy mel seen làmmiñ mooy gën a neex lem te bu ñu ñëwee it comportement wu diine la ñuy andi bu ñuy xeex ñi ci diine it ci diine la ñuy jaar ngir xeexee ñi ci diine loolu ñooñu ñoo fi ne donc bu kenn di leen tudd ay parti politique parce que parti politique yi fi ne yi am nañu responsable yu mag ci réew mi nañ leen respecté leneen li ci des mooy réew mi nga xamante ne ndonga daara amu fi cër bu école di tijji duñu xalaat daara bu ñuy séddalee dund woo xamante ne sénégalais yépp ko bokk duñ ci xalaat daara réew moomu damay laaj daara lan la ci te képp ku fi baax wala nga baaxle daara la defar ñu tëdd tey ci këru dëgg yëpp waa daara ñoo leen defar jullee leen jëbal leen seen borom ñi nga xamante ne judd nañu daara moo leen tudd jox leen ay tur ñoo leen defal toxantal ñi am tur yu rafet tur yu baax yi ñooñu daara ñoo leen tudd tur yu rafet yooyu waay tooñaange boobu ba kañ ci kaw suuf maa ngi koy ñaan njiitu réew mi ñu fexe ñu dindi tooñaange googu ci kaw daara wasalaamu ala man ittabal huda. jërëjëf Djibi Sow ñu daal di jël keneen biti réew 33 841 22 33 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va oustaz. sëñ bi noo tudd fooy woote. man la Ibrahima ñooy wootee Dakar. Ibrahima yow la ñuy teewlu. waaw damay jaale suñu waajur kilifa yu baax yi génn ci réew bi fan yi Pape Malick Sy ak xalif général u Thiénaba bi di jaale waa Sénégal yëpp di mu doon intervenir rek ci wàllu foncier bi vraiment defe naa c'est ba am importance na te bu ñu seetaanee mën naa taal réew Afrique yu bëri ak monde bi sax réew yu bëri yoo gis yu am ay problème soit ci ethnie wala ci religion
suuf ci la seen guerre yi démarré kon nag yoboo affaire bi état bi jël ko à bras le corps jël di ko occupé dans le monde rural ak à Dakar ci gouvernement bi taxaw parce que aussi ñëw yaay nit ci doole fekk nit ci suuf boo xam ne ay maamam depuis ci maam yi la ko yoroon nga ñëw ëppaleen nit ci doole rek jox la ñu jox la suuf yi nga jël di exploiter au détriment des autochtones yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk yi loolu tam du yoon du dëkk vraiment man dafa nekk affaire boo xam ne li gën a tax ma intervenir mooy loolu c'est une bombe foncière actuellement moo am Sénégal na ci gouvernement bi taxaw da bañ ko négliger loolu laa doon wax ci wàllu corona bi grève bi am mooy les médecins là yi nekkoon centre de traitement bi te fan yi ñu arrêté les ndax 2 mois yu ñu leen fayu les médecins docteurs kooku am vraiment ñaaw na trop maa ngi koy ñaawlu du yoon du dëgg parce que vraiment mun ma dégg nga am budget boo xam ne c'est à peu près 1000 milliards toog ay 2 mois des gens yi nga xam ils sont sur le terrain ak tous les risques yi fa am kenn fayu leen loolu aussi na ci gouvernement bi taxaw ñu régler loolu balaa muy indi beneen problème loolu daal la doon wax sëñ bi encore une fois. jërëjëf di leen gërëm di leen sant quoi. jërëjëf Ibrahima woote ci Ndakaaru ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 825 18 30. salaamaaleykum. salaamaaleykum Birama. waaw man la Omar Ndiaye maa ngi wootee fii Espagne. Omar Ndiaye waaw. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. delloo ziar Ndiaye. waaw man de maa ngi jégalu nag dama bëgg a interpeller rek kenn rek la quoi dama ko gëj a dégg. mu doon soxna Seynabou Seck. waaw mu bëggoon de wax dëgg yàlla muy duggaat ndaxte adduna bi amul solo daal. comme que moom dafa nekkoon di liggéeyal nee na réew mi lay liggéeyal. te wax dëgg yàlla xëy na li mu doon wax am na njariñ ci doomu aadama yi. mu ngi doon am ñoo xamante ni mënuñu woon a wax mu ngi leen di représenté di leen waxal. ah man ci banlieue bi laa dëkk comme moom ndaxte yëmbal googu laa dëkk wax dëgg yàlla xawma ko nag mais xëy na li mu doon wax dina am njariñ ci yenn yi ndaxte xëy na am na ñoo xamante ni bu bëggoon def loo xamante ni c'est pas normal sax xëy na buñ ko xalaatee yaakaar ni moom xëy na dina manifester dina ko wax ak affaire yooyu yenn jubadi yu bari daal du ci am waaw loolu moo taxoon daal ma bëgg ku ko dégg ak Jibi Sow moom nga xamante ni nee na jigéenam la ah mu jàpp ci rek ndaxte àdduna amul solo ndaxte ñëppay juum daal waaw ñëppay juum amul ku dul juum léegi nag comme que moom noonu la kii ba gisee noonu am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla daal mu ngi leen doon waxal daal dama bëgg muy duggaat daal bu loolu weesoo nag may ñaan rek ni gouvernement bi toujours rek nay jàppale doomu aadama yi ndaxte Sénégal metti na sonn nañu wax dëgg yàlla sonn nañu trop man li ma gën a contre mooy que ni nit koo xamante ni da ngay doon par exemple loo xamante ni amoo benn liggéey amoo benn profession suba ñu fal la dara rek yow nga yor ay millions yor ay 4x4 ak xam nga tabax ay kër ak affaire yooyu loolu dafa doon loo xamante ni dafa war a jóge Sénégal dafa war a jóge Sénégal ñun ci banlieue bi lañ dëkk li ñuy wax xam nañ ko da ngay gis ñoo xamante ni du ñu am benn profession du ñu liggéey du ñu def dara mais il bi ñu fal jërëjëf Omar Ndiaye woote ca Espagne biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. allo Birama. waaw man la El Hadj Fallou Ba di la wooye depuis Kaolack. El Hadj Fallou waaw. waaw di doole gërëm di doole siyaara tey fàttali mesures de barrière yi. nañu takk masque yi nañuy dàndante. nañ moytu joxe loxo tey raxasu tey laal sel loolu moom maa ko ci dolli. di interpeller état bi nag parce que dama gis ne dafa dajale benn fonds bu mag boo xam ne daf ne dafa bëgg a suqali économie bi te secteur informel représenté wu bu dignement ci économie bi te dégguma benn programme boo xam ne pare nañ ko pour secteur informel peut-être xëy na secteur informel ci wàllu njaay ndax bari na ay secteur d'activité yoo xam ne nii ay secteur informel lañ te dimbale na ndax yaakaar naa ne conducteur vélo Jakarta nga formalisé wuñ une grande partie ci transport formalisé wuñ te ñun ñëpp dañ leen a jàppale ci corps de métier yi am na une grande partie dañ leen a jàppale te formalisé wuñ donc na xalaat ne secteur informel bi dafa représenté wuñ ci façon boo xam ne ñooy relais yi ñooñu bu ñu xasee daanu
maanaam commerçant yu mag yi dañuy am problème donc kon nañ leen bàyyi xel xool ñoo xam naka lañ leen di kii te loolu encore une fois dama koy conseiller boo leen bëggee dimbale demal adressé wul directement ci chambre de commerce yi ñoo ëmb kuréel yëpp waaye association yeeg yooyu parce que foo ci dem ñaan la ñaar ak ñett la mais chambre de commerce benn rek mu am dans chaque région kon boo bëggee dimbale secteur informel jokkool ak président chambre de commerce yi nekk ci région yi te ANSD moom moo ne moom moo gën a taxaw pour dimbale commerce ci jàppale liggéey ci maanaam kuréel yi par rapport ak ay ADP ñi ay yeneen ak yeneen ni ngi fi mais jërëjëf El Hadj Fallou Ba woote foofee ca Kaolack ñu jël keneen ci 88 wàññi fayal rajo. allo. allo. waaw sëñ bi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. coupé wul de. kon ñu jàll ci keneen moom moo ngi ci leneen ñu jël ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi. Birama Abdoulaye Ndiaye yëmbal la. Abdoulaye Ndiaye waaw. ñu ngi leen di ziar ba. delloo ziar Ndiaye. alhamdulilah Birama dama doon wax ñi nga xamante ne dañuy leble dafay bor dañ leen war a coupé. je comprends ku wax dara kilifa diine c'est pas normal rafetul ñu wax ko mais Sonko mi ngi si tudd c'est pas normal. donc nu ko antenne ko mu justifié ñooñu dañ bu ñu waxee Sonko dañ leen war a coupé. c'est ça quoi te problème bi ñu nekkuñu fii di défendre diw wala nangam ak nangam wala contre diw dañu war a wax luy avancer réew mi loolu moo am solo waaw mais ñoo xam ne saa yu duggee toujours c'est le même discours qu'ils tiennent mais ñooñu il fatigue waaw merci beaucoup. jërëjëf Ablaye Ndiaye woote ca yëmbal ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. salaamaaleykum 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 tey nag tënku leen ci ponk li ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boo ngeen leble fi bor asalaamaaleykum. asalaamaaleykum allo allo. ku wootee ti na téléphone bi ku wootee déglu ci téléphone bi bàyyi rajo yi ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ziar nañ la. delloo ziar noo tudd. ñu ngi ko Abdoulaye Ndiaye mi ngi woote Thiès. Thiès waaw. man de dama bëggoon a wax ci grève bu travailleurs de la justice. waaw. ñaari semaine ñi ngi grève. dégg seen addu wu ci du benn collaborateur am bu ci addu te man dama jàpp ni loolu nag jaaduwul te ñoom syndicaliste justice dégg nañ leen nee na ñoom li ñuy laaj jafewul décret bu président de la république signé la ñuy laaj seen ministre pour mu génne ko vraiment loolu war na yomb ñoom laaj ñu xaalis laaj ñu leen te lenn nag moo ci nekk fi mu ne nii dafa am ñu bëri ñoo xam ne ñu ci tribunal lu mel ni ay casier judiciaire lu mel ni ay certificat de nationalité surtout ci élèves yi pour déposer ay concours ak ñeneen ak ñeneen ba moytu dinañ raté concours boobu parce que duñ ko mën a def seen dossier du mat donc dañ leen jàpp bala ministre mu àdd ci te dégg naa sax dafa nekk en 14 xaw ma donc bon vraiment nit ñi daal élèves yeeg ñeneen sonn nañ ci parce que am na ci ñoo xam ne aussi dañoo bëgg a déposer pour def gendarme kii nu mu tuddati recrutement armé ñoom tamit même chose ils sont dans ces situations vraiment ministre de la justice daal defe naa ministre de la république du Sénégal la donc peut-être bu dee am na ay ñoo xam ne moo leen jaboote ñuy ñaxtu vraiment waroon nañ ko dégg mu wax ci ay collaborateurs am wax ci vraiment daal loolu moom man na te daf maa yéem te dégguma kenn daanaka wax ci jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Ndiaye woote foofee ca Thiès ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. sëñ bi noo tudd fooy woote. waaw sëñ Ibrahima kii de Modou Asolo la. Modou sëñ Modou waaw. di woote Italie. naka réew ma. waaw réew mi ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah waaw.
waaw mu wàññi ko baax de alhamdulilah bi continue daal incha allah moom léegi jàmm incha allah. yàlla na continue. waaw na ngeen def bàyyi ni sant alhamdulilah léegi nag soxna si léegi laa koy woo mu ni ma Louga moom mënuñu am si deuxième moom heure bi moom toujours dañu am problème bi daal. waaw. waaw si deuxième daal moom Louga moom fi ne mënuñu ko am. ñoo ngi ci sax Diourbel nee nañ ma dellu si waat na 94 point. waaw kilifa yaa ngi ci Louga moom day bari dana même bi ma fa daan nekk day bari problème toujours day prix. war ngeen ci gën a taxaw daal ba yëfi taxaw dëgër benn yoon waaw parce que nit ñi dañ koy soxla rajo bi xam nga comme rajo la boo xam ne moom ñëpp a koy déglu. wax nga dëgg te day faj lu bari. wax nga dëgg. waaw ñu góorgóorlu ci rek. waaw xam naa kilifa yaa ngi lay dégg rek waaye nag lépp dina baax incha allah. jërëjëf. waaw di wax ne suñu mbokk yi dugg di wax ci xam nga buñ neexte bu nit waxee lu ñaaw nga jugaat di ko nett yi xam nga kooku yàgg moom daanaka yeneen. maanaam te loolu benn kàddu la bés bu nekk mu dugg ci rajo bi ñun ñu koy dégg sax di ñu naqari dafa am ñu wax lu ñaaw bàyyi leen loolu mais bés bu ne ngay répété loolu boo duggee ci rajo bi te am looy wax lu jëriñ réew wax waaye bés bu ne li ngay wax benn wax nga ko fukki yoon ak juróom ñëpp a ngi koy dégg mais bu fekkee yaa xayti da ngaa dugg ci rajo bi te amoo lu njëriñ lu am njëriñ looy waxal nit ñi nga bàyyi parce que wax ju ñaaw moom ku ko nettali rek yaa ku ko wax yéen a yem rek waale lu italien wax waaw bu ko defee ñuy wax ci rajo bi lu am njëriñ waaw moo gën waaw xool li jubul ci réew mi ñu jubbantiku loolu rek am solo ñu koy wax comme li ñuy wax ñun rek toujours buñ duggee buñ gisee lu rafet fii bëgg suñu réew mel noonu ñu dugg ne suñu réew mi nekkat li ñu def nii li baaxam nañ def noonu ndax suñu réew baax xool ñu jubatiwul ñi ñuy jiiñ am ñu leen di niimal ñooñoot nañ ñëw leeral liñ leen di jiiñ ndax nit moom mënut a miimal kenn waaw miimal kenn moom yombul fi ñuy kii rek moo war a mën a ñëw jubati jërëjëf kooku de Serigne Modou Lo Serigne Modou Asta Lo tey ci télé asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi rajo boobu. ñu ngi ziar bu baax Jibril Sène la. Sène waa. waa ñu ngi lay jottali nuyoo waa Nax waa Pikine Est waa Altu Ndangal ma Ndengler Nduuf ak Bawol gépp. di rafetlu liggéey bi. jërëjëf. waa di ñëw ci par rapport ak grève ci Roumane ak maanaam. acteur de santé yi mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo ñu am Covid. xam nga loolu ñaaw na ci fi réew mi toll ak pandémie bi ku ne xam na ne ampleur bi mu am ak milliards yi ñoo xam ne dégagé nañ ko ci et tout suñ demee ba acteur de santé yi parce que ñoo ñooy acteur principal yi buñ nee feebar kii xeex contre feebar kiñ ci njëkk a lim mooy docteur buñ demee ba ñooñu ne vraiment conditions yi ñu nekk baaxut et tout te ñuy jël ay xaalis di ko def ci yeneen yoo xamante ni amul bopp amul genn vraiment yooyu lu jar a seetaat la. dëgg yàlla état bi nay def priorité. dañuy def priorité am na yoo xamante ni mënuñu ko ñàkk a wax soo ko noppiwaale est-ce que du àq sax nañuy def priorité xool li jaadu ñu koy def. jamono jii jàngalekat docteur homme de tenue man je pense que ne ñooy priorité ci réew nañ leen toppatoo bu baax mettre leen en l'aise moo gën xaalis bi ñuy jël di ko jox ay nit ñoo xamante ni sawaay ci ay nomination lañ ñu war ay décret rek ñu war lu la ñu jox leen ko te defal lu ñu war a liggéey dara defuñu ko ci mais kañ la réew mi dem dañoo xamante dëgg suñ ko bëggee jàppee nii kañ la réew mi di dem merci jërëjëf ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 825 841 22 33 salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. Ndiaye Faye. alaaji waaw. fii ku fi waxee rek xam ne si ngay wax gis nga yàpp amul benn ku mën a raisonné ba ñuy gëm li ngay wax ne saa yu nekk bitim réew di attaqué suñu kilifa yi ñu fi nekk duñ ci wax il faut que dañ ci wax. suñ ko bàyyi dinañ ci wax suñ ko bàyyi dinañ ci wax te li wóor te mooy mën naa indi confrontation parce que nit ku nekk dafa am loo gëm am na sax ñoo xam ne dañuy jaamu ak toggee ci ndaa loolu lañ gëm mais ñun suñu kilifa yi nii fi nekk xam dañ ko di fekk na si yàqu ñu fi daal lu may defar fi ba kenn ku nekk xamaliku di am sa bala xam maa daal nekk ci jàmm et puis ay nit nekk bi ci jógee Sénégal ñoom di leen saaga di leen xas di leen envoyé WhatsApp wax yu bon te ñii di wax yëpp nan lañ la bàyyi jël ko naan kuntu koo xam te bàyyi danga sàkk taxawal si ay nañu waxante dëgg nañu bàyyi kilifa diine buñ ko mën a ñii di wax gouvernement am na taxe fii ci ku seen cëpp ay rek ñu jël dugal ci kaso bi buñ ko mën ñu bàyyi ak taalibe ñu sàkk ci pexe léegi loolu moom mën nañu ko réglé mais bu ñu waxee ñu naan ku wax saay-saay nangam mais ba ko saay-saay pour naan la doo ko jëmal seen mbokk fekk koo xam ne ñu ay millions doomu adama dañ leen considéré déglu leen gën a fonk état ak ñoom
ñu ndox di wax lu bon kenn du ci wax ñi nga xam ne na bàyyi rek parce que ñoom li ñuy wax dañoo bëgg leen pëccoxoo ay politiciens ñoo di musiba mais buñ ci waxoon musiba dina masam de man de sama sëriñ xaw ma ku mu doon waaye ji nekk barke borom Tuuba laa ku ko ci wax dara ba ma tax yow mamaree la ku mu amul naa bu fekkee amul benn gëm-gëm da ngay bàyyi gëm li ñu gëm waaye nag bitim réew jóge Sénégal bi def bale dem ko laaf ay toog ak raxasi mbaam di saaga sëy ñu ne duñ ci wax ku ko fi def buñu la defee yow luñ leen def ci état ci doon état nekk man damay wax état bi laay waxal ne nañ ci sàkk pexe sinon taalibe dañu ma sàkk pexe loolu mooy dëgg mu des na maanaam affaire yi gaa yi nekk santé ni nañ fay seen xaalis liggéey lu kat man boo liggéey dafa dafay fay waxuma ñu nekk santé man waxuma santé mécanicien ñëpp laay wax ku ci liggéey ba nañ ko fay loolu dong laay wax ngeen baal naa jërëjëf Alaaji Gora Ndiaye woote ca Sébikotane ñu jël keneen ci ligne bi biti réew 841 33 22 33 salaamaaleykum Alaaji Birama Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi delloo ziar ajaratu di nuyu waa Sud FM yëpp nag. ñëpp ba teg suus ñëpp maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay. di nuyu sama càmmiñ sama xarit Alaaji Booy Jaw saa si mbuub ak xaas mbay sama doom jeeg Adama Dieng ak sooy bu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Birama. waaw man de tey ci séddaleem dund bi laay wax. ndax fii ma ne ci Daaru Xuddoos. tey jii lan tàmbali di séddale mais kenn nit ku ne. li ma teg sama bët jox nañ la ñaari saaku ceeb. ñaari bidon dawlin fukki kiloy suukar ak ñaari paquet macaroni ak paquet saabu. mais am na ñu ma woo benn dëkk bu ne ca côté Mbéjéen. waaw dëkk bu ñuy wax kii si nan si seeti dama koy fàtte. mais ñoom nee nañ na fukki kiloy ceeb ak juróom-benn lan jox kenn ku ne nit ñi ñaari litre dawlin ak genn wàll. loolu président Macky Sall waxu ko Mansour Faye waxu ko Mansour Faye tiib bi mu fi ñëwee ca la ma gis ñaari saaku ceeb la wax ak ñaari bidon dawlin moom la waa Daaru Xuddoos di doxal tey. Sénégal gi kon li nga xam ne nii dana koo génne alali réew mi la ñu teg ko ci kaw taabal ñu jox leen ko pour ñu séddale ko askan wi toog ñetti weer kenn demul kenn dikkut ngir yàlla nañ leen ko jox séddale ko ci yoon xam nga ne loolu ñaaw na lool chef de village bu ko def wala maire bu ko def nga lu ñaaw. ndax boo waree dimbale saw askan dimbale wu leen état génne da nga leen ko war a jox beneen bi ci des lii ñu jox chauffeur seet Birama nanu ko teg ci yoon bu ko benn président regroupement lekk wàcc ña nga xam ne nii chauffeur si sonn toog ñetti weer ak ñeent gaare seen i oto seen i poni toj seen assurance jeex lu ne dal leen kon nan teg xaalis bi ci yoon réew mi ci yoon nit ñi sonn nan dégg nga fii nag Birama bu nga far amu abo da ngay far fee wala nga far fee pouvoir wala opposant rek mais ki nga xam ne nii daa far pouvoir bàyyi ko mu wax la mu bëgg a wax yow mi far opposant nga wax la wax ñaar rek a fi ne opposant jërëjëf Adjaratou Soda Dieng ca Touba ñu jël keneen ci biir réew mi 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 allo. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Birame ñu ngi leen di ziar de. delloo ziar. waaw kii Sow la Sow la Pikine. Sow bu waaw Sow. dama xaw a yàgg ci ligne bi sama crédit bi xaw a jeex. waaw. waaw ma leen di wax nag nanu góorgóorlu rek. ndax feebar baa ngi fi te fi mu toll nii mi ngi gën a augmenté. na Sénégal yi góorgóorlu ci takku masque yi te góorgóorlu bu ko defee feebar bi mën a dem ñu nekk suñu activité waaye bés bu ñu ko ci day bayal mu ëpp loxo kon ñun dinañ loru te bu nu loroo ñun néew gi doole gi dong ñoo ciy sonn ñu am ñëpp dinañ mën a kii si confiné seen bopp di jël seen nii jël di ci coppam di ci dimbale kenn ndax loolu fi am ndax léegi réew mi ndimbal dafay jeex baa loolu ñun ñu ngi gën di sooy ba sow ca Pikine ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. allo. Birame. waaw. kii la Boy Malika lañ koy wax. ah Boy Malika waaw. Birame. waaw. Sénégal. mooy réew moo xam ni waxoon naa la ko fii de golo di béy baabu du dund rek. dara du fi jag. déglu naa Adjaratou Soda Dieng léegi ci dëkk boobu wax naan xaw ma fukki kilo juróom-benn lañu xaw ma ak ñaari litre ak naan xaalis bi ñu jox transporteurs yi xaalis bi ñu jox chauffeurs yi président regroupement yi buñ ko lekk ak nangam ak nangam. réew mi bu fekkente ni ñi ñu jiitu ñoo jubul
ñi ci suuf duñu mën a jub man maa la wax lii réew ñu ko jiite dañuy am rigueur jub ñu mën a xam ni ñii jub nag ëllëg ci si biir lu ñu def ñu condamné la bu ëllëgee kenn sa xel du nekk ci naan da ngay jéem a jalgati wala def nangam waaye bu fekkente ni yow ñu ngay jiite ñoom ñëppay jalgati te du mujj fenn ah waaye wax dëgg yàlla allo. yow lañu teel waaw. waaw. wax dëgg yàlla réew moomu na ma yàlla baal mais réew moomu ñu nekk ci suuf it bu ñu defee dara du mujj fenn loolu problème bi loolu la rek. transparence moo amul Sénégal loolu leer dara amu fi li ko daggee nji parce que loolu lépp njiitu réew mi na ma yàlla baal moo ko def. parce que bu fekkente ni dañ laa jox ay dossiers nga war koo régler nit ñi di ci teg seen bët loolu ñu ci am yaakaar du mujj fenn wax dëgg yàlla dama lay wax ni la affaire bii du mujj fenn bi ci des nag maay wax ci affaire yu ma nekk ci affaire yu foncier bi man daal la may ñaan président bi ba léegi moom laa ko ñaan nañu wutal audit délégation spéciale mu ñëw xoolal ñu suñu dëkk bii suuf si gaa yaa ngi koy saaxee di ko jaay di leen jaay ku leen neex on a un maire bu nga xam ne bii wax dëgg yàlla il n'est pas digne son nom kooku moom dañu ko fi jëlee ci lu gàtt mu soxal man daal loolu laa bëgg daal président defal na ko suñu àll bi yàq na ko yaxee te liggéeyul ci dara ci commune bi dara ci Malika liggéeyu ko fi jërëjëf. jërëjëf Boy Malika ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum allo 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 allo. salaamaaleykum. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw suñ Mor. Laaji Adama. Birama Birama na nga def. sant bu baax alhamdulilah. ñu ngi lay nuyu di leen nuyu waa commune rurale bi Thiamène Mbaye Mbène Ba ak waa kooku yëpp di ñaan réew mi nag suñu borom bi yore jàmm te dara la ko déw yàlla jël ci jàmm bari te saare ko ci biir bi. xam naa di jël ci mbirum santé mi rek. parce que santé bi réseau de Louga bi ñu ci gën a dee. ñun moom vraiment waxuma ne dara mais avec feebar bu bon bi ak manque wér-gu-yaram bi ak poste de santé boo xam amul femme d'état ambulance bi ñu doxul man bu ma déggee ñuy wax ci santé bi nu mu doxee man daf maa jaaxal. man daal dama naan réew mi léegi itam war am na ci réew jafe-jafe yi ñuy dund nii nga taxaw naan santé baa ngi dox et puis santé bi n'oubliez pas que ne hôpital yi xoolal bon yi amee ay bon yoo xam ne ba léegi fay ñu ko boo demee biir camp ba hôpital yi fa nekk nii ba léegi état ba nga xaalis gis nga léegi grève bi booy yooyu def noonu fan yi baax fii hôpital dara jàmm mais ministre de la santé moo leen war a woo wala président de recevoir la parce que ñoom ñu ne ay Sénégalais la ak feebar bu bon bii nii mais nañ wax ce qui se passe dans ce pays là vraiment gars yi sonn nañ ci Adama. kii Birama. waaw bon Birama. waaw billahi yow mi nga xam ne ci àll bi nga dëkk diggante Fatick ak Diofor bi nga xamante ne ko président bi. man def naa fa consultation boo xam ne nii kooku yaram bi dafa xaw a naqari consultation kese 11000 francs. hôpital bi nekk ci en face kii bi station bi booy dugg Fatick entrée Fatick ba. 11000 francs consultation. ci koo xam ne yaram bi neexul ah mais Adama vraiment am nañu waxante léegi mais santé bi doxul de ambulance doomu Louga gii ni ambulance daal moom dafa paat ak yooyu sori dem bi xam na suñu wax ko daa bi taal mbay mën na bay dara santé bi doxul ci àll bi yéen sax am na ay pharmacie yooyu mais ñun amuñu dara réseau de Louga bi dara lu daa gën a sonn ci Sénégal may ñaan président mu dimbale nañu dimbale ngir jëm yàlla ñun de sonn nag dund bi ceeb bi nag gis tamit am na ci yoo xam ne ñeenti nit yu ne benn saako 50 kilos leen la jox kon kay xam nga ne saa yi doxul ñeenti nit ñu boole benn 50 kilos ay preuve palpable laa la wax ay tangible. jërëjëf Mor Niang Mbacke Bari ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen saa waay. noo tudd ak fooy wootee. yow man la Babacar maa ngi lay wooyee Amérique. Babacar waaw. di waxaat ci foncier bi rek ci rawatina coopérative boobu nga xam ne waxoon naa ko semaine passée ñu tuddee coopérative bi Sine Saloum nga xamante ni loolu ci état Sénégal la jóge nekkul loo xamante ni privé la état Sénégal ñun ñooñu arnaque ñun coopérative bi te arnaque bi da koo jaare ci diggante HLM ak SNHLM ak BSS ñun BSS lañ bekk suñu xaalis am fa kon ci turu état Sénégal pour mu jox ñu ay terrain bu nekk 1,5 million la ñu ko doon jaay
depuis boobu ba léegi mënuñ jot suñuy terrain mënuñu jot suñu xaalis te loolu état moo ñu ko def nii mu nekk ci diggante HLM ak BSS ñoo yor suñu xaalis boobu tëdd ci te ba fii ñuy wax ak yow dara mënuñu ko see am te état xam nga Sénégal mooy police mooy gendarmerie mooy tribunal état mënoo koo yóbbu ci yoon boo ko yóbbu ci yoon it da ngay daw ba tax parce que ñoo may lépp seen loxo nekk fépp kon ñu koy jooy ci rajo bi fii pour ñu dégg ko xam ne ñun ay sénégalais te ñu ngi teg beneen projet bu mel noonu ci yeneen i sénégalais te ñoom ëllëg mën na ñoo mel ni comme ñun kon nag léegi ñun ñëpp bundee ay sénégalais nga ñëw ba indi beneen projet dañ ñu cee war a dugal ñi nga xam ne suñu xaalis mi ngi ko tëdd te loolu HLM ak BSS xam nañ li ñuy wax xam nañ li may wax bu baax ñu ngi tudd Sine Saloum ñoom xam nañ ko kon ñu koy annoncé fii pour ñu dégg ko pour ñu taxaw suñuy mbir jox ñu suñuy terrain parce que suñu xaalis dañ ci ñoom ñu tëdd ñun état moo ñu ko def du privé état moo tax moo def lii nga xamante ni moo am ci ñun kon xam naa ma yem foofu ba beneen yoon incha allah jërëjëf Babacar woote ca États-Unis ñu jël keneen biti réew wala biir réew mi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw Birama. waaw man la Souleymane na ngeen def. Souleymane waxal ñi ci sa ginnaaw ne yaa mujj. waaw kon gars yi boog décroché leen. waaw man maa nekk si. man maa mujj. ba leen incha allah. donc mais fu monsieur Mor wàcce léegi fa laay député du peuple là fu mu daanal léegi fa laay koy jëlee. au sujet des médecins doctorants là. mooy les jeunes médecins yi nga xam ni bon ils étaient très engagés sur la lutte contre la Covid là donc dem ci ay centres yu mel ne ay Diamniadio wala ay Dalal Jàmm di jàppale personnel médical bi pour xeex Covid bi donc temps yëpp ñu ngi génn di wax ñoom ni vraiment ils sont fatigués parce que ça fait longtemps ñu ngi xeex feebar bi mais ba pare li ci gën a metti moom mooy bon kenn reconnaître seen statut kenn fayu leen seen ay indemnité donc ba pare non c'est pas normal quoi franchement mënuñu nekk en période de lutte contre la Covid-19 affaire bi di gën a takarnaase ci dëkk bi xam nga ñuy toog di seetaan ay médecins personnel médical ñuy am ay problème de salaire dégg nga ñooñu dañu leen war a toppatoo jox leen seen indemnité seen xaalis yu ñu yor ñu jox leen ko comme ça ñu am seen xel yëpp nekk ci xeex feebar bi dégg nga donc ils sont tellement désespérés dem ba ni ñoom léegi dañuy bàyyi quoi donc tu vois te xam nga affaire bi xeex bi mu toll nii bu fekkee da nga naan da ngay bàyyi bon c'est mal perçu par le peuple donc tu vois ñi ngi dañuy wax bon yéen a ngi nekk di xeex nga nekk au milieu de la guerre nga da ngay bàyyi donc tu vois mais nag nit nga quoi da nga am kër am njaboot da ngay joxe dépense donc mënoon naan da ngay liggéey bàyyi woo dem liggéey ci hôpitaux yi ba pare doo bàyyi sa kër dépense kooku sa xel du daal doo xam ni ngay liggéeyee à chaque fois daal dañuy xaar ba affaire yi tàng ñu doog naan dañuy génn xaalis di fay on l'a vu tout le temps avec les étudiants yi dañuy dem grève tot ñu doog leen fay seen ay bourse ngir yàlla nañu bàyyi suñu jikko bi gouverner c'est prévoir boo jëlee nit ki nga koy liggéeyloo da ngay xam ni kii bu fin du mois war na am salaire nga jox ko salaire malheureusement au Sénégal nag secteurs yi nga xam ni c'est les secteurs clés yu war a jëm yu war a yóbbu le pays dans l'émergence moom mooy secteur de la santé et le secteur de l'éducation c'est les secteurs les plus négligés te adduna bi yëpp bu adduna yi développé tous les pays développés aujourd'hui seen éducation la ñu teg ci yoon teg ci secteur santé parce que nit ñi il faut ñu wér. jërëjëf Souleymane ci moom la ñu yëkkatee xibaar yi sant leen gërëm bu baax ñu woote ñu jotata woote ñu doon teewlu yëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam tuuti bu ñaar wala ñeenti simili kii di Marie Rosalie Ndiaye ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ñu wax leen rek 94.1 ngeen ñu doon recevoir foofee ca Diourbel 98.5 ca Tamba ñoom ñëpp daal dinañ dooraat yi ca des. kilifa yi ñoo ngi ci àddu nu mu gën a gaawee ngir rek ñu gën a jotaat rajo bi nu mu waree gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féetewoon ci xaral yi